assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sunu mbokk yi ñuy déglu yéen a ngi ci seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 18 août 2021 ma fas yéene dalal soxna Rama Diagne Amadou Mactar Mbaye maa ngi naan Amadou Mactar Mbaye Ahmadou Diop maa ngi tudd Amadou Mactar Mbaye de ci seen émission bi képp koo xamante ne yaa ngi déglu na nga télécharger l'application Sunu Kër FM wala Sunu Kër Info boo demee di nga gis photo bi bu ko defee di ñu mën a déglu en direct ci rajo Sunu Kër soxna Rama asalaamualeykum wa rahmatullah. Ndiaw Diop asalaamualeykum sénégalais asalaamualeykum fu ngeen mën a nekk moo xam yéen a ngi Sénégal moo xam yéen a ngi ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu moo xam yéen a ngi ci seen liggéeyukaay salon de coiffure yi moo xam yéen a ngi ci boîte yi ci usines yi fu ngeen mën a nekk di daan seen doole rek ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal yanal leen yàlla ak yonent ba sëñ Touba sàmm ci barke sëñ Abdourahmane Mbacké sama sëriñ sama wasila ñu fàtte nag ñi nga xam ni tamit ñoo tëdd ci hôpitaux yi njawar sonn ba dee amuñu mënuñu yal na leen yàlla yëkkati fëgg seen bopp amiin yaa rabbal alamin ñu fàtte aussi ñi nga xam ni ndeysaan ñi ngi ci kaso yi ak dankalikoo bi mu mel ni sous de fleur la ilaha illallah di ñaan yàlla jooy nañ ko depuis 2012 waay comme kaso mënul jomb kenn yokkal leen ñu ko comme ni ngeen yokkee arméeri Pikine yi c'est la même chose mais dankalikoo bu dafay faral indi riisu boobu mooy indi li ngeen di wax ni borom ñaari tur yi donc vous pouvez l'éviter vous pouvez le faire faites-le ñu sant leen ci di ñaanal sénégalais yi yal na leen yàlla musal ci mbas mi ba ñu dellu mel nañu melaat amiin yaa rabbal alamin ba ñu dellu mel nañu melaat parce que mbas mi sonal nañu war nañoo wàcc da nga ci gis famille boo xam ni njawar barke sëñ Touba léegi lañ ma tàggee ñaari mbokk yu kii 3 heures la gaañu kii après daf ko suivre xamuñu woon yooyu njawar xamuñu woon yooyu dañu jommi fi mu ne nii tiit nañu ñàkkoog bañ a ñàkkuti yal na yàlla teggi lii yal na ko yàlla teggi sànni ko ca géej mu bañ a ñëw amiin yaa rabbal alamin ñu naa bépp Sénégal bépp foo ngeen mën a nekk rek yàlla ne leen yàlla sàmm teggi leen nag ci mbas mi ku mu dalit yal na la yàlla wéral ñi gaañu yàlla na leen yàlla xare àjjana amiin yaa ñoo ngi ñam fa fekk ak ña leen fa fekk ci barke Xaadimu Rasuul amiin yaa rabbal alamin jërëjëf soxna Rama may nuyu sunu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp di wax ne jot naa ay information yu bari yu nu yónnee ak ay question soxna Rama pourquoi jaarale wuñu émission bi ci Facebook bi revenir na plusieurs fois xam nga nag dafa yomb waaw daa yomb nag de mais aussi dafa laaj tamit beneen liggéey boo xamante ne du nu mën a def émission ba pare di ko def mooy boo dee def live Facebook mën ngaa perte sax concentration parce que mënuloo di def live ba pare di communiquer ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan te live Facebook loolu la laaj dañu lay poser ay questions waroo leen ignorer parce que dafa rafetul maanaam ak yootur élément yoo xamante ne da cee nekk muy ni sénégalais yi di boole wante ci Facebook bi di def ay signes yoo xamante ne boo ko defee Facebook dafay tëj sa live te yooyu mënuloo ko boole ak rajo bi loolu moo tax ñu ne comme que ñun plateforme bi ñu moom te am ko te fay sunu xaalis ñu defaral ñu ko mooy sunu application Sunu Kër FM wala Sunu Kër Info boo demee ci sa Play Store wala sa Apple Store di nga ko mën a télécharger loolu am nañ ci contrôle voilà mais aussi soxna Rama dafa am beneen jàngat bu ma def ci mbirum Facebook mooy c'est un outil impérialiste maa ngi wax lu rëy nag moo di Facebook da lay jëriñoo waaye lu mu lay jëriñ du bari dans le sens que gis nga boo amee sa page mooy ay nit sopp la ba nga ubbi sa benn page
doon journaliste wala homme public wala homme politique nga commencé am plus de 10 000 personnes yu lay suivre. waaw maanaam aimer sa page. ngay génn ay idée di ko développer di partager ay nit rek dañu lay commencé contrôle. gis nga boo waxee lenn loo xamante ne waroo ko wax ci diggante Occident ni muy doxalee ak ñun dañ lay yónnee ay maanaam boo moytu mën nañu bloquer daal sa page pour dire rek pour ma jaar rek ci mot bi maanaam dañ lay contrôler ba nga xam ne parce que dañuy xam ne yow da ngay am influence ci nit ñi. bu ko defee yow à la fin lan ngay mujj nekk benn coquille vide boo xam ne da ngay nekk Facebook rek ak sa numéro de personne yu la topp sooy def live Facebook say ennemi di la report di wax ne terroriste la Facebook da koy couper. ba pare nag doo ko def investigation est-ce que waroon nañ koo couper wala waruñu koo couper te yow bu ñu la tooñee couper ko amuloo lenn loo xamante ne mën nga koo kaas wala mën nga leen yóbbu tribunal parce que yëpp bindaloon nañ la ko dès le début nga accepté ko loolu moo tax nga am compte Facebook. y a beaucoup de leaders yuy kaas loolu. beaucoup de leaders africains ñu ngi koy kaas. beaucoup de leaders sud-américains ñu ngi koy kaas ndaxte outil bi ñi muy gën a jariñ rek mooy l'Occident suñu nee nag l'Occident mooy américains yi wala britanniques yi. wala ñeneen ñooñu nga xam ne Chinois yi sax bokkuñu Facebook dañoo am seen Facebook boobu est-ce que xam nga loolu. ñoom dañoo am fulla. ñoom dañoo créer seen plateforme bopp boo xam ne ñoom ca la ñuy dajee parce que ñoom rek ñoo ëpp ci àdduna bi. waaw mu ngi noonu bu ko defee ñoom bokkuñu sax ñun ci Facebook yi ñuy utiliser ñoom am nañu seen yeneeni plateforme. moo tax may wax ne gis nga techniciens yi ñu am ingénieurs yi nga xamante ne. ñoom ñoo am ay lijaasa ci nouvelle technologie yii ñu nekk au 21e siècle ñun dañoo bëggoon nangu rek doon ay consommateur ay suiveur bu ñeneen ñi di utiliser outils yooyu à leur fin pour dominer le monde ñun ñu doon ay nit ñoo xamante ne ñun on est toujours des dominés. bëgg lu yomb nekk ci Facebook yi di lambar lenn rek la ñu ko jotee de ñun bu ñuy xeex suñu biir dañuy ëffal duñ ci dugg te pourtant Donald Trump bu agressé américains yi ci outils yooyu moo xam Facebook la moo xam Twitter la moo xam YouTube la dañuy tëj comptam bu agressé ay américains mais bu agressé ay africains kenn du ci wax dara. ñoo bon de. pourtant bind na fi ne ñun ñooy maanaam. waaye wax ju ñaaw la sax ci africain yi ñu ne suñu dëkk yi li mu doon. moo ñu gën a bon ak ñaawaayam ak kanamam mu ne ku dab jommel. mel ni fi ginnaaw kër di génnee ñun nee na suñu dëkk yi noonu la mel. te pourtant bi mu ñu agressé benn outil benn plateforme bloqué wu ko ci. waaye ñun bu ñu waxee dara loo xamante ne Occident dañu koy def soxna Rama mu doon des faits réels et justifiés. su subaa ñu tëj sa compte waaye ñoom seen kilifa yi ba ñuy tëj seen compte mooy dañuy agresser seen population ñooñu comprendre ñu leen di doog a tëj noonu la ñuy tëjee Donald Trump ak ñeneen ñoo xamante ne ay politiciens américains lañu te dañ koy def ay français ñu ngi ciy kaas mais ñooñu dañuy agresser seen waa dëkk waaye ñun outil bi lenn rek la ñu ko jotee mooy ñun di saagawante di wax Ahmadou Diop lu bon naan Ahmadou Diop nii nga fi menoon nag nangam sànga nga fi menoon Njawar Diop yow mandikat nga woon nag taxawaalukat nga ak lu ne loolu rek la ñuy doyee ñun Facebook di waxante lu bon wala sa morom di def live Facebook nga ñëw di ko report pour ñu tëj ko pour ñu tëj comptam waaw am na ñuy def loolu te bu boobaa Facebook nag dañuy seetaan parce que tant que outil bi mu ngi diminuer la majorité minoritaire parce que ñun ñooy la majorité minoritaire mooy ñun ñoo ëpp en nombre ñoo leen jox nombre yi gën a bëri parce que amuñu lu ñuy def suba ak ngoon am na ñoo xam ne suba ak ngoon du ñu wax ak seen jabar du ñu wax ak seen i doom du ñu wax ak seen i yaay du ñu wax ak seen papa du ñu woo seen xarit seet si nu ngeen def suba ba ngoon 8h wala 16h ñu ngi ci Facebook bi. di lire ay information yoo xamante ne amu leen benn njariñ di saaga ay nit di xool kan la ñuy bañ soxna Rama nit ñi dañoo dem ba nga xamante ne léegi. bu njëkk ba walliw yi dañoo jóge Sénégal nekk ci bitim réew bi parce que boo fi ñëwee fii doo jëw kenn doo tal jëw kenn ndax liggéey
laay ndeysaan. boo fi nekkee doo tal dugg ci problème mu kenn ndax liggéey waaye léegi Facebook bi yàq na ko ba nga xam ne da ngay yeewu suba rek di am bakkaar pendant 12 heures de temps parce que da ngay dugg ci Facebook bi di xool nit di ko bañ rek di xool nit di ko wax lu bon rek di xool nit rek bañ ko. waaw di xool nit rek di ko bloqué wala di xool nit ay nit sopp ko rek di ko bindal lu rafetam rek yow ngay mer rek di ko def ennemi di am ay bakkaar suba ba ngoon. donc en fait boo ko xoolee Facebook bi amaluñu benn njariñ lu dul dañuy diviser au lieu que mu unir ñu dañuy diviser parce que bu ñu dajaloo ba bëgg a defar page boo xam ne dañuy bokk idée bëgg a defar suñu réew Facebook mu ngi ñuy contrôler bu ñu bu la neexee ñu xëy bu ñu neexee ñu xëy suba tëj sa compte loo ci mën. kon na ngay waaru sax man wala ñu couper sa ay say kii na mu tudd say émission man def nañ ma ko wataay. waaw dañ la koy def. dañ koy dagg mu ne mainten ñi mes nga mi defe da ngaa jommi. doo gis dara. su africain yi di exploité wanteeg duñ ci wax dara waaye boo naree exploité un produit occidental ñu ne la karaj coupé wala ñu ne la yow musique bi waruloo koo teg. wa kay jeex na. donc ñoom amoo ci droit. donc ñoom c'est un outil impérialiste na sunu ingénieurs yi sunu technologistes yi nga xamante ne am nañu ay xam-xam ci mbir yi ñu jéem a seet naka la ñuy développer une plateforme africain am na sama benn xarit bu baax bu développer benn plateforme boo xam ne mu ngi ko tuddee One Africa man am naa ci sax compte xam naa ne bu ñu jugee ci lii dañuy dem ci moom jëm leen a jàppale fexe ñoom ñu am ay koppar développer plateforme yooyu ba ñun ñu mën cee gis suñu bopp muy ay al Ousseynou Ba. def naa ñu bëri xam nañ xaw ma nu mu tudd de faale wunu fii la nekk ci Amérique parce que gis nga est-ce que il faut que genre yooyu ñu koy commencer def moo tax man ku may xaar ci Facebook bi fu mu toll nii ma def fa live du ma ne nag du ma ko def kenn du ma vaar du ma ne du ma ko def de mais ci ay conditions yu leer laa ko bëgg a defee. man au lieu que Facebook di ma utiliser man maa koy utiliser man maay jël sama ay information di ko partager ku ma bëgg a suivre xam nga fa nga may dégloo mu jeex takk. mais bu kenn xuloog man ci ay defloo Facebook live nañ ma dimbali rek ba bu ñu jote ci loolu quoi wax dëgg yàlla. parce que fi nga may yóbbu amuloo fa contrôle amuma fa contrôle maag yow ñoo fa bokk yam bul wut lu yomb. boo ma soppee ci rajo bi. waaw boo ma soppee nga soppuñu. li ñuy def neex la vraiment télécharger nga application Facebook ak YouTube ak ñoom seen Twitter ak ñëpp. daay dimbali ñu li laay war a sóoli nga télécharger sunu kër info wala sunu kër FM du la déranger. saa yoo dégluloo Amérique waaw ñëpp des ñu. saa yoo dégloo ba déggatoo li la neex nga zappe dem feneen waaye bu ñuy def émission bi nag nañ ñu bàyyi ñu defee ko fii li laay war a sóoli. parce que man day bëgg dugg foo xam ne dañ may conditionné quoi wax dëgg yàlla. vraiment ñun de ñun bokk nañ ci ñi fi njëkk a live ñi ñuy xool de. waaw ñun bi ñuy commencé live boobu yàgg na su ma juumulee sax ay avant Macky Sall di toog la. loolu la. nit ñi di ñu tere pour di wax lu tax ngay génne sa bopp kenn génnewul boppam boobu amuñu woon am na lu ñu seetul woon. léegi nag li ma seetlu mooy ñi di def live yëpp kenn du ci def live ba mu yegg bala ngay dem rek say moroomu sénégalais ñooy dugal ay bopp mbaam ak ñii dem bind Facebook terroriste laak mbirum terroriste lay bind rek gaay na karak sa live nag wax dëgg yàlla man rajo bi laay liggéeyee fii laa bëgg di partager samay idée yaa yee de fu la nga def. waaw léegi nag ku ma bëgg a dimbali laay war a sóoli bul ma forcer ci Facebook live bi xam naa sama ñaawaay bi ngeen bëgg di koy gis te du ma ko nangu parce que des fois su ma yeewu du ma sax sëlmu. te mun naa dugg ci studio bi jantal booy nga nag. dugg ci émission bi madame ñaawoo de. dugg ci émission bi sans sëlmu kenn du gis sama kanam mais boo naree génn ci Facebook bi fii faaw ma dem def comme Koukandé nekk fii di maquillage oo ko rouge à lèvres wala ma nekk fi di. bul mel ni ko Koukandé kay moom bul mel ni ko kooku rek laa ragal kanamam gi. wala ma nekk ci Facebook bi di jaay taar ak macc tuñ ak ñoom seen yooyu yëpp fekkuma ci bàyyi leen ma rek. ak kawar gi. waaw di naysal karaw ak yooyu te fu mu toll nii boo ma gisoon fu mu toll nii da ngay daw nii moo baax ci man. jantal booy nga nag nañu joxante dëgg jantal booy nga nag looloo am nañ ñu ko yombalal rek nañ ñu ko yombalal télécharger te dimbali ñu nag télécharger application bi bëgg naa daal ñu am ay milliers de téléchargement vraiment ñu ñuy suivre te su ngeen amee question wala ngeen am xam-xam ci lu ñuy waxtaane
ngeen woote Skype rajo sunu kër Kole rajo sunu kër Kole RADIOSUNUKER wala nga woo ma ci WhatsApp bi ma dugal la ci saasi muy 951 318 95 25 soxna Rama corona bee ngi jeexal dafa am loo xam ne nag tey damay yeewu tey ci suba vraiment dama triste trop parce que li ma seetlu mooy Facebook bi saa yu ma ci duggee damay gis nit ñi di tàgge seeni mbokk soxna Rama billahi dafa bari loolu am na wallaahi dafa bari ay xale ay xale maa ngi gis rek tey ñuy tàgge benn waa Pastef seen benn waa cadre boo xam ne c'était un ingénieur wallaahi loolu rek lañ koy def ay jeunes léegi loolu rek ay jeunes ñooy gaañu ay màgget ñooy gaañu ay kilifa diine ay jigéen kii di tàgge yaayam kii papaam yàlla na leen yàlla xale àjjana ñoom ñëpp mais metti na de soxna Rama man tiit naa de mais écoute man damaa la gën a tiit maa la gën a tiit man ñi nga xam ne bu ñu songee dañuy daan xam naa nag lu santé rek bu la songee da lay daan yàlla nañ ci yàlla musal te teggil ñu ko wow amiin ay nañ tuub dellu ci yàlla waay amiin yaa rabbal parce que bu njëkk ba dañ doon wax de fan yi ku faatu rek ñu ne corona bi moo la rey te xamuñu ne siburu bi li muy rey corona bi du ko rey waaye dafa mel ni mu ngi rey de sunu moor yi nii am yëpp ñu leen di tàgge mën na am sax leneen moo leen di rey waaye lu ñëw rek ñu jiñ ko corona bi te siburu bi li muy rey sida du ko rey africain siburu li muy rey africain sida du ko rey cancer du ko rey waaye fu mu toll nii man tegle bi mooy xaw a jaaxal xam nga li ñu jaaxal mooy tegle bi te moom nag corona ni mu bëggee kilifa la gën a bëgg nag léegi bu ci bëggee boole sunu xale yu ndaw yi nag dana doy waar non ñun ñoo koy yóbbu ci kilifa yi sax parce que ñun ñooy fekk kilifa yi fekk ñu kenn kilifa yi ñu ngi seeni kër yi soxna si non kilifa yu bari dem nañu njawal waaw mais yu bari dem nit ñi bu dee feebar bee leen yóbbu nit ñee leen ko yóbbu seen kër yi di ñëw di naan dañuy siyaare seek salte bay bëgg a dee duñu raxasu duñu fomp ak ndox ni mu manqué ci réew ma soxna si imaginer moom moment bi nga xamante ne la ñu ne feebar bi ci la gën a amee doole ñun ci moment boobu la ñuy ñàkk ndox Sénégal est-ce que sunu kilifa yi ñu rootaane xam nga la ñun est-ce que sunu kilifa yi ñu ngi xalaat loolu ndox ñu ngi ko xalaat mais xam nga loo ci mën ñu ngi koy xalaat mënuñu ci dara Sénégal amul ndox gars yi dañuy dugg ci toilette yi génn du ñu am sax ndox bu ñu laaboo laa lay wax ni wala ngay wax waxu raxasu mu ngoog coupé nit ki am na ci ay quartier yoo xam ne moom dañuy rootaan yi ba beneen kii ba yenn ko bëgg kii te loolu yàgg na de loolu man li ma la wax 2012 laa ñëw ci yow 2012 ba léegi fi laa ko fekk toujours même chose lay doon yëpp a nuroo même chose. triant yi di jaay ay gel yoo xamante ne dégg naa dañuy jël gel bi këpp ci ay kilo ndox xaw ma ban produit di ko wër nit ñi di ko jaay nit ñi raxasu moo gën a wóor raxasu laajal ku la neex nag raxasu moo gën a wóor sax utiliser gel. waaw après jël masque yi nag takk ko ci seen. mais takk benn masque pendant une semaine. masque en tissu. takk ko ci sikkim bi man loolu ma jaaxal sikkim bi nga jàkkaarloog bakken bi gémmiñ gi. te masque yi boo ko takkee ñetti waxtu rek da nga ko war a sànni changer beneen. waaye ñàkk doole waaye bu ñàkk doole njawar loo xam ci ñàkk doole amuñu ndox bu ñu duggee ci toilette duñu laabu wala amuñu lu doy lu ñuy laaboo wala lu ñuy laxasee suñu loxo. nga génn kenn du ci yore mus kenn du ci yore yow 4 heures du matin di root di teg kenn du ci yore musuwaar ku si ñand sa loxo ngay ñandoo wala say yére dégg nañu yàlla musal takk masque yoo xam ne 2 heures 3 heures de temps war nga ko changer nga yore ko une semaine man leer na man am na ñu koy yore weer yaa ngi dégg ba pare nag dëkk bi amul ndox day ñoo bon de dëkk bi amul ndox mais condition yooyu ku koy dund yow boo amee li ñuy am ci moor sax da nga war a sant yàlla parce que yeneen feebar yu dul corona mën na la rey yow njawar Sénégal jeex na
moo tax Sénégal jeex na et puis sunu kilifa man tey sunu ay jeunes kilifa fii yi laa gis tey sunu kilifa yi liggéey yu ils n'ont rien demandé. sunu kilifa yi Sénégal liggéey ñu de jeex na. léegi nag kilifa diine yi ak mag ñi nañu moytu contact duñ ko moytu. ak population bi Gëm- amul gëm yaay ngëm sama ci nekk ci sëriñ ñoom la duñ ko moytu. amul dama am soxla dama ne nañu moytu parce que ñoom ñoo koy yóbbul kilifa yi di feebar parce que mag du xale. ñoom la waaye nag bu fekkee tamit kilifa bi moom am na certain ngëm-ngëm bu mu am ma de ki suma mbokk mi rek laa fi dégg mu ne nañu wax nit ñi dëgg na président wax nit ñi dëgg. nañu góorgóorlu de. booba sax la ñu naan la na président bi wax nit ñi dëgg ci feebar bi mooy ki toog ci xalaafa gi. kooku moom wax na ko. mais boobu nag da ngay jëli lee soxul. boobu la ñu commencé xam ni ñii di dem looloo leen fàdd. nañu def attention man daal loolu laa bëggoon def comme nuyoo parce que xam naa ne du corona bi rek mooy reye fu mu toll ni tamit y a une politique sanitaire de mauvaise information yoo xam ne moom la ñu waxul population bi fu mu toll ni ku dee Sénégal la ñu ne la corona mel ni yeneen feebar reyeetul loolu ministère de la santé war na commencer di wax nit ñi dëgg ci mbir mi ñii di dee ci hôpitaux yi dafa nekkul place am am na nekkul place am insuffisance rénale bi nañ jëlaat Marie xool la buñ ko jëlee moom mën na ci dox man loolu ma jaaxal quoi nit ku nekk këll su nekk dafa am mbëru su koy ëpp da ngay jël ki la santé teg ko kooku dina ko mën a doxal ki génn nañu kay 200 nangam ñoo feebar juróom yi nangam nañu ak fukk yi kii dañu comme ni ko fii di defee copier coller insuffisance rénale bi li muy rey ci ñun kenn xamul nu mu toll sibiru li muy rey ci ñun kenn xamul nu mu toll mu ngi noonu mais dafa mel ni yooyu yëpp fu mu toll ni dañoo pause léegi bu wax rek ñaan la delta dañ lay wax demal ba kii ñi tal ñi en attendant après ñi cancer foo leen di teg avec des journalistes inqualifiés du ñu def yenn recherche pour mën a xool véracité information sanitaire bi ñu ñuy jox bis bu nekk dañuy ñëw toog rek ne la on a testé 540 000 200 nangam positif 400 guéris guéris ay affaire mais guérir yooyu est-ce que xam nga ni soxna Rama maanaam signe yi nga xamante ne mooy nekk ci corona bi ak sibiru bi li leen wuutale daa bariwul daanaka benn la moo tax nag doo ko xam ku jóg rek ñu ne la corona la amoon guérir na man daal xaaral ma arrêté ko fii bala may monopoliser parole bi de toute façon monopoliser la woo kat boo ko waxul woon it ma wax ko parce que li tax ma di la ko wax léegi laa gis benn waay bu taxaw ca marché Kaolack Dakar la jóge kat nee na di xeex si marché Kaolack baa nga potapote ba ni mu salté te moom dafa jógee Dakar xam naa dafa fekk baax Kaolack ñuy wane marché Kaolack bi njawar yii salté yii lekk ñu teg ci wetu salté tu te demandes on va où marché yi xoolal ni mu mel te de boobu marché de boo demee marché ga tàppe yaa nga mel pourquoi marché man mës naa ko fi wax ñu naan ma yow dangaa nekk France moom ngay dund loolu man li ma bëggoon ci marché mu nekk hebdomadaire maanaam bu ñu jaayee ngoon gi jot ñu raxa balaa 5 heures ñu wax bon balaa 5 heures comme fii midi la moom wala 13 heures eh bien balaa 5 heures na ñëpp dem ñu raxas mu jeex kon dara salte du am mais xoolal salte yi ci biir poto bi njawar jën bi daanu morceau salade bi daanu nga ñëw jënd ko ak weñ yeeg sax yi weñ yeeg sax yi njawar muy ban nii loolu yow di nga di yow loo bëgg ña fa nekk xëy na miin nañ ko mais man sama yaram mënul ñemewul jënd foofu lekk ko sincèrement parce que daf ma jaaxal te loolu daay yàgg ci ñun lu tax ñuy nangu déjà loolu man bëggoon naa suñu defaloon ay marché comme ni ñu wax ci Sandaga nee nañu yaay Sandaga ñu ngi ci xeex dañ koy toj def ko marché boo xam ni nangam wooy nañ def loolu marché yëpp na marché yi set bu marché yi setee rek jàngoro bi njawar tàggoo nañu ak moom parce que saleté dafay joxe infection yaa ma ko gën a xam saleté baaxul waga xoolal taw bi xoolal 2012 lañ ko doon jooyte avant 2012 taw Abdoulaye Wade sax la doon taa nit ñi nekk na ci biir ndox mi di ree man reejee ma jaaxal ñuy jàngal élèves yi ci ndox mi di ree
yow nooy amee naqara nga ni dangay ree waaw xëy na sax dañuy dundalee seen xel ay ree comme ça moo gën quoi man je me suis dit que ce n'est pas normal que ñuy traiter les gens comme des bêtes ay bêtes la ñu def bête moo tax am na démb ku gis kër nu mu tudd kii nu mu tudd xamatuma tur wa ka doon wax fii toj na rajax moo Madické Niang moom këram daa inondé waa ji ni moom kontaan ndax comme kër Madické Niang daa inondé moom sant na yàlla en parlant de sa njaboot Kër Massar il ma nga inondation boo xam ni kenn xamul nu mu mel Touba ni ko kaay wallu ma dëkk bu sell bi man je me demande est-ce que celui qui s'occupe de l'urbanisme nan lay def 2020 njawaar 2020 Kër Madické Niang daa inondé inondé laa la wax mais kër gi fu mu nekk man de këram googu xaw ma man parce que man dama déggu ñu booru Point E dëkk wala nañ ko daal mu mel ni jant moo tax sax kër Aline Sall nag vraiment kër gu jekk waaye gis nga nag gis nga kër gu defar boo ko xoolee par rapport ak mbedd mi li ko wër environnement bi da nga naan man su ma doon ministre tabax bi rafet na waaye moom de mbedd mi ni mu saltee sax mënuma la koo wax xaw ma nag fan la xanaa ñi xam fu mu dëkk ñoo ma ko mën a wax parce que déggoon naa ñu ne daal booru Fann xaw ma boor yu mel noonu xam nga man xaw ma fu ñooñu dëkk ñooñu nit xaw ma fu ñu dëkk parce que mais li ma ci xam mooy 2020 njawal 12475 ménages sombré nañu ci pauvreté bi ce qui te donne 602 260 personnes yoo xam ni dañoo pauvre fi may waxee loolu njabar li tax ma di la ko wax mun na leer njabar suukar mi ngi doon jar seer woon mi ngi doon jar ay 600 léegi suukar dem na ci 700 francs lay jar 5 litres d'huile yi nga xam ni moo doon jar 5000 francs léegi ñu ngi koy jaayee 6500 njabar am na ci saako ceeb boo xam ni 13000 la woon yéeg na ba 18000 am na ci façon ceeb boo xam ni njawar 20000 la woon yéeg na ba ci 27000 jën amul njawar nit ñi na ceen pa ñuy wax seen o taxaw di la indil ay facture yu cher yoo xam ni bu leen neexee sax ñu ñëw couper la te duñ la jox facture déjëti sa facture wala déjëti sa compteur waaye Senelec créé lu ñuy wax woyafal ma nga ne alhamdulilahi rabbil alamin léegi li ma consommé boo jëndee 10 000 mu ne xuy balaa nga naan xamat mbir ma dem njawar sénégalais du ñu avancé parce que dañu xam manière nu ñuy sàccee ak nu ñuy jaare ci kaw nit ñi ce n'est pas juste njawar man dama am lu ma naqari yàgg naa koo jooy di ko jooyaat 2012 ba 2021 kon nañu dugal nañu ci bi juróomi téeméeri ak juróom benn ay milliards pour que inondation bi dootul mën a amati wallahi lu ne dugal nañ ko ci alal ana xaalis boobu ni inondation yi bañ ko dalee ñun wax ñun kenn waxu ko loolu toujours ñu dellu si waat maire yi sàcc nañu xaalis bi waaw maire yi su booxun ma leen ñi ngi leen di waaj a wotal waaye maa leen di su booxun président ba lay commencé nag ñuy sàcc bu ñu joxee premier ministre mu sàcc ñu jox ministre bi de l'urbanisme mu sàcc buñ ko yóbboo ci maire yi nit ñu sàcc dëkk boo xam ne ñëppay sàcc à ta manière ñëppay sàcc boo toogee na nga leen peser dama la koy wax tout le temps ngay reye ku ci dugg peser leen ko ngeen bàyyi dogalal 3 mois rek lex yi ñëw na biir bi ñëw na ginnaaw gi ñëw na jeex na riche na la ilaha illallah muhammadu ce n'est pas juste directeur LONASE nee na carrément bu ko kenn wax dara nee na c'est le gouvernement la ñu war a wax voilà nee na bu ko kenn wax dara te ministre bu ñuy wax Omar Gueye nee woon na depuis le 16 septembre nee woon na 90% de réussite la ñu am ci mbir moomu ana réussite bi lii ngay wax réussite lii la réussite mooy nit ñi na mu tudda teeti dégg naa sax hôpital bi ñuy wax Dalal Jàmm moom dem na fa ba defa jooy na fa ay rangooñ jooy na fa dem di jooy dem na ko fa njiit mi dem na fa ba jooy fa ñaari rangooñam yooyu waaye balaa ngaa jooy te nga ñëw defal hôpitaux yoo xam ni yi danaan yàmblam day mati de day ñoo ñun on demande day théâtre de
moo yow kookoo da dàqa théâtre ñëpp ci àddina man ma xam loolu des jeux film ma xam loolu parce que daf ñu daan faañoon ndeysaan xam naa li ma la wax bu baax mën naa la ci wax ay artistes yoo xam ne may na leen kër ca jamono boobu wallaay loolu am na mais ñun loolu suñu yoon new ci même théâtre ak bañ a théâtre moo ci yam dama ni je vous rappelle yéen Sénégalais yi dégg naa yéen a ngi góorgóorlu ci mbiri carte d'identité yi noonu foofu ngeen ko teg fala jëli leen seen carte d'identité ku leen bëgg a jommal foofu woo leen seen association yooyu nga xam ni ñoo fa taxaw ñu jëm ci seen kaw ñu jéem a leen jox seen carte d'identité bu leen kenn nax man maa ngi nii fii laa nekk mais yóbbu nañ ma benn dëkk boo xam ne man fa laa war a wotee te ma nekk sama dëkk ñu fiy wote la ilaha illallah alors ba bis ko jotee dama ni man bu ma naree paas ngi mel ni ngay jëlee ma fii tey yóbbu ma on va dire moo leen yóbbu ma ba Casamance yóbbu ma ba Kaolack dama toog wote wu ma wallaay voté woo yow parce que dañ maa yóbbu dëkku jaambur boo xam ne bii man sama yoon new ci man dëkk bi ma nekk fi lañ daan wote xool nga niñ ma ni ñu ma ca génnee noonu nag la ñuy def yenn Sénégalais ku ne nangoo ci loolu mënul am ku nekk fa nga gox fa nga dëkk fa ngay wotee woo leen association yooyu nga xam ne bii ñoo jàmbari fàkk tëdd yi woo leen ñu ànd ak yéen xeex affaire boobu bu leen kenn nax wote leen ka leen neex man orienté wu ma kenn ndaxte man pour man balaa maa gis ki nga xam ni moo ñuy tette Sénégal ba di dootuñu jooy dina fekk billahi ma yor bant njawar naan war tey la ban bis yàggatul gëwma leen ku toog toj ko yàggatul gëwma leen insha allah yàlla na ko yàlla def moo tax ma yàlla dinañu suturaal bu leen ñu rey naan ay kii dem leen rek ngeen jël seen carte d'identité sànnil ka leen neex dinañu suturaal ñu def fair play yàlla ni ci jàmm jërëjëf loolu de laa amoon tey jawar lu ma la génneel waxee naa xol nag bu ma waxee xol ak dëgg man nii laa mel su ma xasee tàmbaar dama yéeg mais ku ci déglu la naqari maa tey waaw wax jàngo ku ci déglu la naqari rek maa tey su ma baalu de maa tey njawal jox naa la kàddu gaangoog waaw loolu mooy ubbite waxtaan wi tey ñu tàmbali woon ko ak corona bi ak dee yi ni mu baree Sénégal boole ko aussi ak dee boo xamante ne kenn mënu la ko expliquer te le ministère public lu ñu wax rek mu ne corona beeg variant delta journalistes yi accompagner ko amul benn investigation wala explication boo xam ne mën nañ ko joxe publiquement sur le plan sanitaire pour wax nit ñi la vérité ak la réalité sur le terrain boole ko nag ak inondation boo xamante ne yàq-yàq gi mu def ci réew mi kenn xamul fu mu toll après buñ ci defee ay alal ay milliards ay fukki at a ngi ni ñuy dégg affaire inondation tey nag si kanam am naa benn invité boo xamante ne moom technicien la ci mbirum maanaam évacuation de l'eau daanaka jàkkaarloo na sax ak Ablaye Wade ba joxoon ko solution bi à Dakar dama ko interpellé ci mbir mi mu defal ma benn audio parce que tey jii da ko doon fekk muy nekk ci benn maanaam liggéeyu kaayam te du ko woon mën a may mu participer en direct waaye defal na ma benn exposé boo xam ne dinaa ko teg buñ ko tegee ba pare ni nga xamante ne noonu la ñu mën a dégager l'eau de Dakar nga xam ne Dakar maanaam ci explication yi def mu ngi lay bëgg a wax ne ndekete ñun fi ñu nekk ci Ndakaaru Njaay dafa am côté boo xamante ne dafa nekk ci suufu ndox mi la nekk maanaam ndox mee ko tiim te ñun xamuñu ko looloo waral foofu nappe phréatique bi non seulement dafa jege waaye looloo waral bu nee cippi rek ndox mi génn waaw bu ñëwee tikki rek ndox mi génn te loolu nee na li nga xamante ne moo koy faj mooy defar canal parce que dëkk yi ñu nekk nii yëpp dañ ko am de man sama booru kër gi nii booy dem nii booy wër foofu yëpp dañ ko gas comme ay canal mais du amul ndox xam nga kañ nga fay gis ndox bu tawee su tawee rek nga gis mu fees dell 5 minutes bu arrêté taw rek dootoo gisati ndox bi doo xam sax fu ndox bi di jaar. jeex na yéen nag dafay toog dëkk ak ñoom weer yàlla. bu ndox bi nee arrêté tik nga jekki-jekki diis tuuti du yàgg daal ndox mi dem ndox mi set wecc la plupart du temps dafay wow du am dara ci ndox waaye dañ ko faa def loolu moo tax moom bi ma joxe explication ci laay doog a comprendre ne tubaab yi dañuy sóoraale loo xam ne ñun duñ ko sóoraale
tey fu mu toll nii boo xoolee nappe phréatique bi à Dakar dafa salte ndax léegi xoolal amul benn kii de canalisation gis nga duus yi bu ñu ko defaree ci suuf si la jëma day dem yàq nappe phréatique bi te dañu fay gas ay teen ay nit di ko naana ay géejawaay yi ngay gis yi yëpp amul kii ay xolal ay fosse la ñuy tabax yenn fosse perdu yoo xam ne ci suuf si la jëm yenn yi la ñuy ŋàcc mais yenn yëpp yu ci ëpp ci suuf si la jëm léegi nag bu taw bi ñëwee yooyu yëpp ñooy àndandoo génn moo tax feebar yi fu nekk nga koy gis dinaa ñëw léegi ci kanam teg ko xam naa damay dem rek sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Skype bu fekkee ne am na ñu ci bëgg a yokk dara Ahmadou Diop mu ngi fi ñu jox leen kàddu gi ñu waxtaane ci bala ñuy dugg sur le plan international am lu ñu ci waxtaane aussi ak li nga xamante ne moom moo xew ak Afghanistan ak américains yi takk seen bagage yi di dem waaw ñëwal waaw kuukaande nee na fomb na mottale la loolu kuukaande nee na comme wax ci bari na daal moom bàyyi na ba beneen yoon waru ci woon génnee noonu de gars yi waroon nañ koo lijjanti ba bu ëllëgee kenn du def li muy def parce que lii c'est de la distraction moom la vraiment et simplement ak ñi ko gëmoon aussi ko gëmoon kay waaw c'est de la distraction quoi te ça vraiment le Sénégal ne mérite pas ça ma dem ci Skype bi Ahmadou Diop Abdou Khader wala Sidi Bouye ku ci bëgg a wax dara ñu jox la kàddu gi salaamaaleykum waaw man la Ahmadou waaw maa ngi lay ziare waay jóoba waaw asalaamaaleykum Ndiawar Diop asalaamaaleykum soxna Rama Diagne waaleykum salaam jaar nañ Diop maa ngi leen di nuyu te maa ngi nuyu aussi suñu mbokki sénégalais yi ak sénégalais yi waaw ñoo ngi leen di ñaan ñu yegg si ci jàmm ci suñu rajo bu mag bi ci seen rajo bu mag bi waaw la première radio panafricaine de renommée internationale nekk ci Los Angeles fa lay émettre waaw Ndiawar def na ci discours ci Facebook waaw man d'accord naa ci 100% li mu wax parce que boo gisee sax daanaka man du ma ñëw ci Facebook parce que ak yeneen coono bu ci nekk ak yooyu moo tax daanaka du ma ci gaaw a dugg waaw parce que dafa nekk un outil de contrôle et de domination waaw parce que tubaab bi moo ko créé moo ciy gagné te kooku sax ce n'est que la face cachée de l'iceberg lépp noonu lay doxee ci àdduna bi waaw parce que ñoom ci bon voilà léegi Al Ousseynou jàmbaar la mas nañ koo invité ci suñu rajo bi waaw wax na ci moom jàngkat la waaw loolu moom am na njariñ xam nga man affaire coronavirus bi ñu ne delta variant alpha bêta gamma et cetera mbir mi lu mu gën a kii rek ñu gën a indi problème d'accord naa ci li ngay wax ne paludisme am na yeneen fii maladie rénale mais loolu moo am loolu mooy dëgg Ndiaw li nga wax moo am parce que décès yi kenn du ko expliquer parce que problème mu corona xam nga déjà buñ demee ba ci indi ay kii nu mu ci naan dafa muté delta nga xam ne affaire bi ay fen am na ci ay fen am na ci parce que feebar la dañuy wax rek mais Sénégal paludisme am na fa ak les maladies rénales Ndiawar wax na ko tout à l'heure xam nga problème bi li ci nekk mooy te décès yi ci épi décès yi c'est vrai que bari na mais en fait Sénégal ñaata décès moo fa am at yii passé est-ce que mas nañ ci des points de presse kenn musu ci def point de presse ci feebar yooyu tubaab bi ñëw affaire bi dal ko àdduna tukki ñu ciy wax di copier coller waaw léegi jeunes yi mais dañ leen wax naan jeunes yi bokkuñu ci njëkk loolu la ñuy wax léegi nag comme dal na jeunes yi parce que problème bi ci nekk man li nga wax d'accord naa ci Ndiawar les personnes âgées nañu pikiru parce que quand bien même que y a le vaccin mënu ko traiter parce que il n'y a pas de parce que traitement vaccin du ko traiter maanaam day wàññi affaire bi bu la dalee du garaaw voilà c'est ça la réalité te ñi nga xam ne dañoo nekk des personnes âgées am yeneen feebar mais en fait corona bi ou delta bi dafa nekk lu dul un facteur aggravant c'est tout voilà te Afrique du Sud mi ngi ciy liggéey ak ci sida bi mais doo dégg mukk kenn wax ci léegi bis bu ko Afrique du Sud génne léegi ñu génne ci sida bi parce que Afrique du Sud mi ngi liggéey ci sida bi li ma leen ko wax
voilà la réalité léegi ci denrée de première nécessité yi xam nga réew moo xam ne Sénégal suuf si dafa nangu fu loo gas rek am na njariñ mais léegi bu demee ba nga xam ne suukar day cher ba soxna Rama Diagne ne 700 francs ci ndox moo xam ne ndoxum Sénégal la Saint-Louis waaw tubaab bi jóge fële ñu ne ko yaa moom marché bi benn marché dong nekk fi mais loolu naka la mën a amee ci ab dëkk ñu jox ko exclusivité commerciale képp koo xam ne jël nga suukar ci Gambie wala feneen ñu ne la contrebande la mais on est où xanaa nun amuñu njàng wala dañoo dof wala amuñu ay kilifa wala dafa am ay rétrocommission yoo xam ne moo nekk ci ginnaaw en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade y compris Macky Sall kenn du wax ci loolu alors que en Europe fii nu nekk fii waaw Bordeaux gii ma nekk commerçant laa wax ak route commerçant man ngaa dem Bruxelles jënd suukar des commerçants xam nañ ne mënoo coo def trafic bu la neexee jënd ko fa kenn du la tax ngay dem Bruxelles di ko jënd Sénégal nag boo demee yeneen dëkk di ko fa jënd ñu ne la contrebande la waaw tubaab yi bu ñu ubbee entreprise suñu dëkk yi ñoom dañuy injecté ci économie bi loo xamante ne gouvernement bi ci boppam moo leen di jouer rôle boobu contrôle bu keneen def lii naka waaji rek di def di am alal parce que loolu c'est ce qu'on appelle l'économie extravertie xam nga loolu mooy fausser les données c'est-à-dire que alors concurrence chaque année dañuy xaar ba mois de décembre ñu ne la 6% 7% xawma lan alors que ça ne reflète pas la réalité xaalis boobu fan lay atterri benn bouton lay bës mu yegg fii ci dëkk bi voilà c'est tout amul njariñ parce que dañuy wax rek parce que amuñu vision te amuñu njàng te bëgguñu en fait des intellectuels yoo xam ne des spécialistes en la matière duñ ko seet damay revenir si information yi am fii ci diwaanu Kaolack si weekend bi ak waa garde la ligne un peu waa garde ligne bi rek ba Amadou Diop pare voilà léegi tëjal sa micro Elimane naa la jox léegi kàddu gi voilà juste dans 2 minutes ma terminer voilà ñu jox ko kàddu gi terminer xam nga man dama mënta d'accord ci ay cuune ni ñuy liggéey mënuma ci d'accord mënuma d'accord ci ay cuune parce que 2013 inondation amoon na fi bi fi inondation bi amee Macky Sall mu yore tenue militaire non loolu manqué ndox bi la woon waaw manqué voilà moo tax may wax loolu kër Momar Sarr la woon voilà moo tax may wax loolu moo tax may wax parce que je sais de quoi je parle waaw ci jamono yooyu Macky Sall dafa yore tenue militaire ñu dégg nga ñu wommat ko parce que da doon jéem a toppandoo Barack Obama di daw te bokkunu non mais loolu mooy dëgg njawar parce que xam nga voilà léegi ci jamono jooju lu ñu waxoon Sénégal dafa def mendicité internationale xaalis boobu anam léegi tey à quelques encablures du cirque électoraux les municipales addu kalpay fokkar ci loolu tax na ba ma bind ci ay article du benn du ñaar du ñett parce que je connais le sens des mots et leur poids ba ma bind ci ne municipal yii nga xam ne ci la ñu jëm dafa nekk un coup d'état permanent stricto sensu maanaam au sens strict loolu la mënul si ko tudde leneen Kër Massar décret présidentiel la ko Macky Sall defee pour des raisons passement politique alors que Kër Massar dafa nekk ci dans une zone submersible maanaam inondation la amul canalisation anamu tali bépp ay taa damay seetaan télévision yi nekk Sénégal dama koy seetaan même bu fekkente ne bi xam naa ne amul njariñ dama koy seetaan xam dëgg gi fan la nekk dëgg gi ñëpp xam nañ fan la nekk maanaam anarchie moo koy indi construction anarchique la voilà c'est tout maanaam
département Kër Massar département France fii suñuy créer département dañuy fexe ba créer les conditions objectives matérielles ñu dégg nga ñu def ko yombal dëkkuwaay bi parce que lépp la ñuy programmer service d'état sanitaire administratif tout lépp la ñuy defar léegi li tax parce que dañu ne injecté nañ ci xaalis mais attendez y a un problème naka lañ mën a fexe xawma kañ la ko def mois de mai xawma la jekki-jekki rek tëral seen plan allez élection municipale am na xaaral ñu desangaay te sax tàgguwuñu les collectivités et l'opposition ak la société civile tàgguwuñ leen tey te tàgguwuñ leen ëllëg alors que Macky Sall n'a pas les prérogatives amu ko voilà la réalité léegi parce que Kër Massar maanaam côté boobu dafa am 2 millions de votants te Ndakaaru Macky Sall essayé na koo tong-tong mënu ko mu ne léegi kon xaaral ma indi samay surga wisaare sa xaalis parce que mooy bi mu doon wax naan 400 milliards 1000 milliards bu ne fii génn fii ci campagne électorale totalement déloyale ci la ñu nekk sénégalais yi nekk ci mbënd mi ku añ du reer kenn du pic maanaam sax dafa manqué ay vaccin dans ces conditions ngay tëj nit ñi naan dugg na fi génn fi mais li xew France ak li xew Sénégal du benn nit ñi mënuñoo tëju ils sont obligés di lekk di dund mais nit ñi xajuñu ci kër yi sax Amadou problème bi mooy nit ñi boo leen tëjee ci biir kër yi xajuñu fi waaw mais c'est que problème bi mooy mënuñu leen a tëj sax gis nga kër yi sax mënuñu leen a tëj kër yi ñu ëpp ci ñun kër yi nu màggee benn kër la 15 personnes minimum 10 personnes dañ fay dëkk voilà ñooñu boo leen tëjee ci benn kër xanaa yow musiba nga leen di indil sax benn douze parce que 15 personnes problème bi voilà xam nga gis nga ne xew Sénégal daanaka parce que su ma continuer nii daanaka keneen du wax voilà dëgg la léegi pour terminer juste rek juste ci municipal yi toujours parce que sa carte d'identité yi nga xam ne moom la ñuy wax dégg naa soxna Rama Diagne wax ci mais le pouvoir am na leneen loo xam ne moo nekk ci ginnaaw carte d'identité yi duñ leen ko jox jeunes yi duñ leen ko jox am nañ ci droit léegi dañ cee boole surenchère certificat de résidence lan lay jox lañ lay laaj boo nee soo indee certificat de résidence bi ñu ne la ana sa facture mais Sénégal boo gisee ni muy doxee mais chef de quartier yi ñoo koy jox ñe mais chef de quartier yi amuñu benn droit parce que problème bi mooy Sénégal ni muy doxe mën ngaa dëkk ci benn kër 10 personnes nekk fa 20 personnes waaw kan ma fay courant bi dañuy cotiser waaw dañuy cotiser de léegi facture bi ñu ne la indil facture wala facture bi ci turu borom kër gi mu nekk sax faatu na bu yàgg ñi seen kër maam yi la ñuy dëkk wala seen kër baay mais et d'ailleurs xam nga loolu li ci garaaw te Sénégal kenn du yónnante sa morom lettre ba ngay gis naan lettre booy wane ne yow fii lañ la ko adressé waaw mais li ci garaaw mooy le ministre amatul ay facteur léegi le ministre moom mu jox ndigal wala muy ñëw ci mairie yi naan duñ joxe affaire yi dañ koy joxe selon la loi alors que ci jëmmi jamono récépissé lañ doon laaj nit ñi ak extrait de naissance bi leen arrangé loolu moo taxoon Macky Sall sàcc massivement ci jamono jooju les morts avaient voté plus que les vivants c'est ça la réalité. Amadou daaneel ma mën a jox ñeneen ñi après je vais revenir joxaat la kàddu gi ma bàyyi la nga daaneel rapidement. bu lu bi beneen sujet quoi parce que yaa ngi duggaat ci yeneen sujet voilà léegi voilà loolu daal la parce que carte CEDEAO waruñu ko exiger foofu laay terminer exactement voilà dinaa revenir léegi nii dafa am sunu benn mbokk bu ñuy wooye depuis Kaolack Elimane waaw moom moom mooy animé émission alpulaar boobu ngeen di dégg Kawral Fulbe Elimane salaamaaleykum Elimane yaa ngi dégg allo Elimane waaw Njawar Diop waaw salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs ak auditrices yu rajo Suñu Kër FM ci www.suñukër.com di am mbégte kontaan rek dellu ci ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy émission bi nga xamante ne moom mooy info autrement bi nga xamante ne mën nañ ko torop nuyu ma sa collègue la nuyu ma teewlu à travers ci application bi waaye tam ci site bi nuyul soxna Rama nuyu ma waaw soxna Rama maa ngi lay nuyu naala soxna Rama namoon naa la torop namoon naa la naka waa France maa la raw macha allah kontaan nañ trop vraiment di baalu ak ñëpp di baal ak ci julli bi ci korite bi nga xamante waaw ci tam xarit bi macha allah di ñaan yàlla rek yàlla nañu ko yàgg a feete amiin yaa rabbal alamin amiin yaa waa ñëw rek dañuy ñëw ci xibaar yi nga xamante ne moom moo gën a fës fii ni ci diwaanu Kaolack waaw Kaolack acca waaw ni ki samedi wala dimanche bi ñu génn dafa am l'accident bu métti boo xam ne amoon na fii waaw benn camion malien bu ñëw Elimane région bi nga xamante ne moom moo tolloog région médicale bu Kaolack waaw moom nag gannaaw bu mu rombee benn arrêt Jakarta daal di fa fadd benn moto Jakarta ci lañ ko arrêté nangul taxaw mu ngi daw 120 ci la mbëkk benn taxi bu nekkoon kanamam mbëkk ko ba daanaka taxi bi dugg ci ron taxi bi taxi boobu nag jàppal ne Njawar Diop juróomi nit moom moo nekkoon ci taxi boobu waaye ñeenti ñëpp dañoo ñàkk seeni bakkan si saa si ci déegu métti boo xamante ne kenn mënu ko sax xool ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy sapeur pompier yi ñëwoon di rawale ñooñu sax moom bu ñu ñëwee ñoom sax dañoo njëkk a yuuxu bi ñu génnee auto taxi bi vraiment mu nekkoon mbir bu yéeme ñoom nag ñu daal di leen génnee yóbbu leen ci morgue hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack kenn nag moo desoon ci ñoom ab ndaw jigéen kooku daal moom moo ci desoon ñàkkul bàkkaram ginnaaw loolu nag askanu Kaolack yëpp daal dinañu génn ci mbedd bi di wane seen naqar ci loolu noonu daal di sax tojati yenn camion malien yi nga xamante ne jaaroon na fi vraiment ba mu indi vraiment jaxasoo fii ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy takk der yi daal di ñëw muy police ak gendarmerie ñoom nag daal di nañu ñëw daal di tere loolu parce que loolu noonu day indi jiixi jaaxa wala sax indi réeraangi ci diggante ñaari dëkk yi loolu sax ci foofu noonu ci Mali sax gis nañ ñoom tamit comme commencé woon nañ yëngal ba toj yenn auto transporteur Sénégal yi nga xamante ne demoon ñu ngi woon foofu noonu ci diwaanu Mali mu nekkoon daal mbir moo xamante ne daal jaxase na ñaari réew yi ci l'accident bi nga xamante ne moom moo amoon samedi bi passé fii nii ci diwaanu Kaolack ba mu yóbbu ñeenti nit ñoo xamante ne ji ñàkk nañu seen bakkan Njawar Diop jërëjëf Elimane démb ñu ngi ci doon waxtaanee di bay ñaawlu loolu sénégalais yi def foofu noonu pour def genre vengeance parce que daf ñuy yóbbu ci li xewoon diggante Sénégal ak Mauritanie rek wallaahi moom rek lay fàttali nous sommes des populations défavorisées suñu dëkk yi ay popet ñoo ko jiite ñoo xamante ne ci waaw tubaab la ñu nekk donc mënuñu ñoo noot ba pare ñuy gën a nootaat suñu bopp di rayante suñu bopp ñun rek ñoo ciy perte daal doguma la mais loolu sax ki nga xamante ne mooy préfet diwaan bi bu Kaolack moom sax daal dina ci àddu muy Cheikh Ahmed Tidiane Sow nee na nit ñi nañu bàyyi di fajal seen bopp ndaxte bu lu mel nii bu amee am nay kilifa yoo xamante ne ñoom lañ dëkk bi muy gouverneur muy préfet muy maire commune bi ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ dëkk bi ñoom ñoo am droit am ñuy bu ñu defee constat bu ñu xamee l'accident bu nemee ñi nga xamante ñoom ñoo ko def danañ leen punir teg leen ci yoon waaye askan wi waruñoo génn ci fajal seen bopp parce que loolu noonu vraiment dëkk bi dëkk yoon la mais loolu nag Njawar Diop askanu Kaolack ñu ngi ñaan li nga xamante ne moom mooy voie d'un contournement parce que boo xoolee Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne Carrefour la dëkk yëpp muy sous-région bi Afrique fépp kuy dem Dakar foog nga jaar biir Kaolack boo jógee Gambie na nga jaar Kaolack Côte d'Ivoire Guinée dëkk yooyu yëpp foog nga jaar biir Kaolack mu nekk dëkk boo xam ne Carrefour la te puis camion yi boo seetloo Mali seen lu bëri fii lay jógee Dakar fii lay jógee ci port autonome bu Dakar léegi nag ñoom seen camion yëpp fii la ñuy jaar biir Kaolack te ci biir dëkk bi la ñuy jaar xotti biir dëkk bi da ngay gis benn convoi malien boo xam ne da ngay compter 15 oto yoo xamante ne convoi la da ngay gis parfois embouteillage bi day métti ci biir dëkk bi ñee duñ dem duñ dëkk loolu nag mu ngi causé accident yi parce que Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne dafa bëri ay moto Jakarta loolu yëpp vraiment moo tax askanu Kaolack nag ñu ne état bi jot na ñoom ñu ut benn voie boo xamante ne day tegg dëkk bi nga xam ne ku soxlawul jaar biir Kaolack nga jaar foofu noonu dem sa yoon mais nag chaque jour ñuy jaar si biir dëkk bi dafi causé accident di rey ay nit
ci loo xamante ne du dëgg du yoon vraiment loolu ñoom doyal nañ ci loolu moo waral loolu ñoom sax ñu génn doon manifester mu finalement gars yi calmé na leen ba affaire bi calmé wu loolu daal bokk na ci li nga xamante ne bii askanu Kaolack daal ñu ngi koy ñaxtu fii nii si diwaan wi jërëjëf Elimane ñu ngi lay remercier bu baax su fekkee permettre waaw bu fekkee permettre nga ma comme tëjee ko ci xibaar bi nga xamante ne aussi am na fi démb waaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy coalition bi ëmb opposition yi nekk fii ci diwaanu Kaolack ñoom nag te dañ doon def benn janoo taskatu xibaar li waral li ni mel nag mooy wane seen naxar ndaxte nii nañu gis nañu li nga xamante ne ñoom ñooy état bi nu ñuy aaye ndaw ñi carte d'identité yi métti na leen trop parce que fii ci diwaanu Kaolack seetlu nañ ni ñaari lieux yi ñuy inscrire carte d'identité moom moo fi am muy police centrale bu Kaolack ak police bu Ndorong te ñoom ñaari kii yooyu yëpp bërëb yooyu yëpp 60 personnes la ñuy jël muy nekk 120 nit ci ay milliers nit yoo xamante ne bëgg nañu am carte d'identité bëgg nañoo inscrire ci li nga xamante ne moom mooy liste électorale bi nee nañu yokk loolu noonu fekkee bëgg nañ ndaw ñi wote parce que ñu gis nañ soo gisee ñu def loolu parce que dañoo bañ ndaw ñi am carte d'identité bi am carte électeur te boo ñëwee sax yow mi nga xamante ne yaa soxla tey carte d'identité boo ñëwee si port central Kaolack dañ lay jox rendez-vous boo xamante ne janvier lay doon te janvier day fekk li nga xamante ne bii moom mooy bindu ci liste électorale yi jeex na ndaw ñi dootuñ mën a wote loolu nag ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax dem nañ ci préfet tamit wax ak moom préfet ne mënu ci dara parce que mbir mi diggante police la ak daaf mooy fi nga xamante ne fa la ñuy defaree carte d'identité foofu ci Dakar ñoom daal li ñuy sàkk mooy ñoom nañ yokk fii li nga xamante ne moom mooy fi ñuy inscrire carte d'identité nit ñi mën a am carte d'identité buñ ko deful fii ak 48 heures ñoom danañ yëngal ba askanu Sénégal yëpp danañ leen dégg opposition yi nag bokk na ci waa PASTEF waa PDS ak ñeneen ñoo xamante ne bii ay parti opposant la ñoo xam ne ñoo def benn coalition ñoom nag li ñu namm moom mooy 3 départements yi nga xamante ne moo nekk fii nii ci région bu Kaolack muy Nioro Kaolack ak Guinguinéo ñu fexe ba nangu li nga xamante ne mooy communes yooyu nga xam ne niñ ko yoree baaxul ñoom ñu gérer ko jàppale askan wi ci coono yi nga xamante ne ñu ngi koy dund loolu daal mooy li nga xamante ne bii moom moo am jotoon am xibaar fii nii ci diwaanu Kaolack Elimane Ka moom moo leen fi nekkal jërëjëf Elimane Ka moom moo ñu nekkal foofu ca Kaolack te noonu nag la soxna Rama noonu loolu moom lañ ko bëgg a defee nag ci région bu ci nekk ñuy jot information locale yi noonu gën ku nekk yow yaa xam góom ba nekk sa wet tàmbali nañu Kaolack xam naa ni suba ñu ngi koy déglu mu dellu siwaat indil ñu yeneen information Elimane ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf Ndiawar Diop maa ngi leen nuyu di nuyu ñëpp li nga xamante ne ñooy teewlu jamono ji jërëjëf macha allah très professionnel sunu mbokk moomu Elimane Ka nekkal ñu foofu ca Kaolack moo ñu doon jox information locale bi soxna Rama ma dem teg ba élément bi nga xamante ne moom laa doon wax sànq di Amadou Sy Diop moom moo ñu defal exposé ci inondation yi ak solution yi nga xamante ne waxtaan noon na ci sax ak Ablaye Wade ba nee na boole woon nañ ko ak ministre bi nga xamante ne moom la waroon liggéeyal waaye au lieu ñu liggéey ak moom directement ci canaux yooyu nga xam ne moom la ñu waroon gas pour évacuer ndox bi nga xam ne taa dootul am kooku da koo boole ak beneen ingénieur boo xamante ne mbir mi xamu ci dara pour que moom mu jox leen information bi yow bu ñu demee ba boole la ak nit pour que nga liggéey ak moom yow yor nga ay moyens te gouvernement bi kii jiite président moo la boole ak moom mais seetal naka ngay dégager benn budget boo xam ne da ngay liggéey ak ki am xam-xam bi mu exécuter projet bi mais ñoom li ñuy bëgg comme que c'est des politiciens dañuy ragal kooku jël seen place parce que ñoom amuñu ay solution ministre soo nee da ngay fal ministre de la pêche day fekk mu am xam-xam ci loolu ministre de la santé day xam naka la mbirum santé doxee ministre des sports dafa war a doon koo xam ne c'est un sportif mu xam lan la sportif di sentir mais koo xam ne boo ko bëmaxee sax du daw day daanu nga bëgg ko jël jox ko ay nit ñuy tàggal seen yaram esprit bi ñuy yore yow amuloo ko kuy def sport ni muy xalaatee day gaaw te lépp lu muy def dafa am challenge doo ko jox balla yaxaas ñoom nag dañuy bëgg yow sénégalais yi di jàng politiciens yi ñoom di leen jiite quoi ñu déglu élément boobu bu ko defee après ñu dellu si waat léegi ci kii asalaamualeykum waaw sëñ Diawar asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu maa ngi lay nuyu di nuyu les auditeurs de la rajo Sunu Kër FM
la première radio africaine de Los Angeles di kontaan ci waxtaan wi comme ci mbirum inondation yi ngeen di waxtaan ñu fas yéene rek sànni ci suñu kaddu mu nekk sujet boo xam ne bii def nañ ci tuuti gëstu ñu def partage li nga xam ne lii moom lañ ci xalaat mu nekk nag une modeste proposition avant loolu ñu ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi suñu analyste politique de talent Ahmadou Diop maa ngi koy nuyu di ko ziare ci yowmal ashura bi di ziare auditeurs yëpp soxna Rama ñu ngi koy nuyu moom it di ko ñaanal yàlla may ñu ñun ñëpp ñu fekke déwén yu bëri di wax rek njawar ci mbirum inondation yi dafa nekk problème boo xam ne bii dafa récurrent maanaam ak mu jot ñu gis population yoo xam ni dañuy nekk ci njàqare nekk ci ndox mi am na ñoo xam ni sax nawet bi daf leen fay fekkat donc lan mooy le constat bi mooy dëkkuwaay yooyu dafa nekk en dessous du niveau de la mer depuis le rond-point de la Padoue nga romb Caaroy romb Pikine romb Géejawaay yéeg romb ba egsi Mbaaw ba Bargny ci ngay commencé di yéeg à la sortie jëm le plateau de Thiès mais pratiquement depuis Bargny ba keroog ngay dellu siwaat ci rond-point de la Padoue dem vers l'intérieur sur le plan latéral nga yéeg mel ni kuy romb ginnaaw Padoue noonu ba ngay wàcc même sur la baie de Hann foofu yëpp nous sommes en dessous du niveau zéro de la mer loolu mooy premier constat c'est un fait naturel on est en dessous du niveau de la mer c'est différent du plateau Médina ak yooyu nga xam ne on est en dessous ñu ngi ci kaw mais fii dañu nekk ci suuf loolu mooy premier constat deuxième constat bi mooy nous avons une nappe phréatique lu ñu woowee les Niayes nga xam ne boo gasee 1 mètre gis ndox donc la nappe phréatique elle est là xóotul mais dafa large répandu pratiquement ci zone de Dakar boobu yëpp mu am ay bas-fonds de sorte que bu tawee tuuti rek nappe bi day fees bu nappe bi feesee commencé di mball ñu di ko woyee mbënd mi c'est ce qui se passe annuellement donc face à ce problème-là nga war ci yokkat le fait que nous sommes entourés par la mer am absence totale d'assainissement ci dëkkuwaay yu bees yooyu yu mel ni ay Kër Massar nga xam ne nit ñi dañuy gas pour ay latrines boo gasee latrine te respecté woo li nga xam ne lii moom mooy techniquement am na distance yoo xam ni moom nga war a bàyyi et puis am na ay recouvrement yoo war a def pour que saw yi bañ di infiltré wul di dem ci nappe phréatique bi mais loolu yëpp amul j'avais une sœur qui habitait là-bas mais foofu moom ndox mi dafa dem ba nga xam ne dafay polluer pourquoi parce que taux de nitrate bi dafa élevé trop bi nga xam ne mooy jógee ci saw yi donc mu nekk ay constat yu doy waar léegi nag compte tenu de ce constat là ak population yi ni ñu fa dëkkee dëkkuwaay yi qu'est-ce qu'il faut faire il est impossible nga def type d'assainissement comme ñi nga xam ne ñi noo nekk ay ñaari tali ak yooyu donc comme Dakar ni mu configuré woo on est entouré par la mer la solution à notre humble avis jusqu'à ñu gis keneen ku ñëw indil ñu leneen lu bees ñu koy waxe fii ci rajo sunu kër FM moo di ñaari canal benn canal bu ndaw ñu di ko woy le canal de Pikine boo xam ne bii Caaroy Pikine muy ramasser tout le surplus d'eau dans cette zone-là avec des canaux primaires et secondaires beneen bi mooy le grand canal de Keur Massar bi nga xam ne ji Mbaaw lay déparé dem génne ji Lac Rose environ 8 à 10 kilomètres de canal qui va complètement changer la configuration de Dakar bu ko defee du temps du président Abdoulaye Wade il y avait dans certaines zones des bassins de rétention yooyu actuellement ni mu mel nii ay niche la rek pour la prolifération des moustiques parce que nga def bassin bàyyi ko noonu mais
les habitants yi nga xam ne ñoo dëkk ci côté donc bassin de rétention yooyu mais c'est l'agression des moustiques parce que bassin de rétention da nga koy def pour nit ñi mën a jël ndox mi di def agriculture ndox mi bañ a taa foofu nekk tak fa ce n'est pas le cas donc boo defee canal bi def suivant la topographie de la zone des canaux secondaires et tertiaires ñu am un référentiel le grand canal boo déggee ñu koy wax du canal boo xam ne bii dafay uniforme la même longueur non on va regarder en fonction zone yi nga xam ne moom lay traverser quelquefois le canal peut être d'une largeur de 25 mètres quelquefois de 15 mètres quelquefois de plus de 30 mètres ça dépendra des zones et surtout ce sera un canal boo xam ne bii on va fermer par portion pour faire des réparations pourquoi parce que bu ñuy liggéey canal bi dañu war a veiller pour mu bañ a am des infiltrations mu bañ a am des fuites entre le canal et la nappe phréatique qu'il va falloir protéger ñor lii ça fait des années ñu di ko wax nous espérons que on sera entendu jox nañu ko ñu bëri mais xam nga Sénégal mooy loolu donc au-delà même des problèmes des inondations Ndiawar li nga xam ne lii mooy avantage réel bu canal bi ne se limite pas seulement aux inondations évidemment le premier avantage mooy fexe ba def comme ni ma ko waxee au niveau de Pikine de Guédiawaye toute la zone là ba keroog ngay dem Lac Rose def des canaux secondaires et tertiaires yoo xam ne yi seen référentiel mooy le grand canal de Keur Massar que j'ai appelé même le canal Cheikh Ibra Fall pourquoi Cheikh Ibra Fall parce que esprit boobu lañ ko war a liggéeyee dinaa ci ñëw suñu waree dem ci le chômage des jeunes et donc premier avantage règlement du problème des inondations deuxième avantage mooy le problème du transport Dakar benn buntu la am embouteillage bi gis ngeen ko boo defee canal bi tu vas faire des vedettes yoo xam ne yi qui vont quitter la zone du port de Dakar de Hann pour aller vers la banlieue Keur Massar jusqu'au Lac Rose c'est du boulot c'est du travail liggéey kenn mënu ko jox nit ñi d'une seule façon da ngay def ay activités génératrices des activités yoo xam ne day nekk créatrices d'emploi donc canal bi ça va permettre nga am 3 ou 4 vedettes qui vont faire Dakar Pikine Bargny en passant par le canal jëm Lac Rose etc. donc transport de passagers deuxième avantage troisième avantage Ndiawar xam nga la zone de la grande baie de Hann aujourd'hui li tax mu am prolifération d'algues yooyu c'est que elle est en train de devenir petit à petit une zone morte mooy lan day dem ba nga xam ne ndox mi dootul amati oxygène parce que les algues vivent de l'oxygène bu ko defee dootul amati jën zone boobu yëpp y a un risque parce que l'eau est stagnante boo ci dollee comment on appelle ça les produits chimiques yi nga xam ni déchets chimiques yi nga xam ni moom la usines yooyu nekk côté yooyu yëpp ammoniac yeeg surtout ammoniac yi jaxasoo ndox yi gars yi di verser foofu je connais la place les sociétés yi nga xam ne ñooy def transformation du poisson ak yooyu donc loolu yëpp dafay déverser wu sur la baie de Hann moo tax la baie de Hann aujourd'hui sangu fa sax problème la elle est en train de devenir progressivement une zone morte mooy zone boo xam ne bii dootul amati suffisamment d'oxygène pour que la faune halieutique poisson yeeg yooyu mën fa dund poisson yeeg yooyu bu ñu demee ba nga xam ne fii kat amatul oxygène bu day dañuy daw dem sa yoon loolu boo defee canal bi ça va permettre à l'eau de bouger bu ko defee problème de création de la zone morte boobu nga éviter ko loolu bokk na ci avantage u canal bi beneen avantage Ndiawar xam nga ne le gouvernement du Sénégal depuis quelque temps il y a 2 ans commencé nañu defar et c'est une bonne chose il faut le dire commencé nañu defar une usine de désalinisation pour tirer de l'eau potable par rapport ak eau de mer bi nga xam ne daf ñu wër loolu c'est une très bonne initiative c'est une très bonne chose boo xam ne bii il faut que ñu féliciter
ñi nga xam ne ñi ñoo jël initiative boobu mu di le gouvernement du Sénégal parce que fi ñuy jëlee ndox mi mu di lac de Guiers sori na lool te population Dakar mi ngi croître et dëkk yu bëri commencé nañu depuis longtemps di utiliser système boobu ñuy wax osmose inverse nga xam ni c'est un système de filtrage tout simplement pour séparer génne de l'eau boo xam ne bii amul sel évidemment il y a des traitements qui vont suivre pour def ci ay pour mu nekk réellement potable donc xool les taux de calcium et cetera renforcer ko ba nga xam ni dafay neex a naan donc loolu c'est une bonne initiative mais fi ma bëgg attirer attention autorités yi ak ñi nga xam ne ñi ñoo koy defar moo di booy def loolu dafa am un résidu boo xam ne bi dafa dangereux pour la mer ñu di ko wax la saumure nga xam ne moom ngay tirer ci ndox mi pour séparer ko c'est composé de sel la loolu généralement dañ koy delluwaat ci géej gi bu yàggee dafay changer configuration géej gi foofu day yokk pH bi day yokk taux de salinité bi day yokk température yi et cetera changer complètement environnement bi ba nga xamee ne jën yi dañuy obligé di daw foofu loolu c'est un danger léegi boo defee canal nag ça va permettre la dilution parce que l'eau va circuler et mu am dilution donc gis nga ñëwar le canal de Keur Massar ak le canal de Pikine avantage ci nekk dafa bëri te man jàpp naa ne jusqu'à preuve du contraire te li may wax ni bëri na ñoo xam ne ñi ñooma ci gën a spécialisé wu c'est ça aussi le paradoxe du Sénégalais nous avons une ressource humaine boo xam ne bii c'est extraordinaire mais on a l'impression que nit ñi li Cheikh Anta doon wax Cheikh Anta Diop dafa mel ni dañu tënk seen loxo waaw lu xalaat boo xam ne bii tubaab bi néewul xalaat bii baax na rek ñun dañuy jàpp ne baaxul Njawar Diop loo xalaat lu baax bu ko tubaab waxoon léegi gouvernement du Sénégal ñu woo la waaye yow boo ko waxee sa bopp wala Amadou Diop rek ne la c'est une bonne idée foofu lañ koy yemalee loolu c'est un complexe loolu dañ ko war a dindi nañ jël exemple ci Éthiopie avec le barrage de l'Espoir ils se sont dit depuis 2011 ñu ne il faut ñu defar barrage bi pourquoi parce que Njawar ñoom mais bi ñu jógee ci sécheresse boobu nga xam ni foo tourner boo jeexee takk sax ñu ne la xanaa éthiopien nga alors que le Nil bleu foofu lay jaar mais ñu ne nit sa waay ni ñu régler suñu problème agriculture aujourd'hui ñi ngi ci dem 5 milliards de dollars lay jar bailleurs de fonds yi dañu refuser lebal leen xaalis parce que y a la pression de l'Égypte ak du Soudan mais ils se sont dit c'est notre survie barrage bi il faut ñu defar ko pour régler le problème d'électricité presque 6500 et quelques mégawatts moom la ñuy produire ni réew xalaat moo ko yor xalaat boole ci waxtaan teg un plan boo amul xaalis sax boo woowee sénégalais yi ku nekk def ci éthiopiens yi noonu la ñuy def parce que dañ leen a bañ a lebal xaalis parce que à cause de la pression des pays yi nga xam ni barrage bi arrangé wu leen mais ñoom arrangé na leen donc ñun li may wax ni ci affaire le canal la du tubaab mooy ñëw wax la ko du banque mondiale seen experts yi nekk foofu ñoo la koy wax non mais c'est ça la solution il faut faire ça pourquoi Njawar parce que nañ def attention ci changement climatique yi la mer dafa commencer depuis 10 ans ci ginnaaw hauteur bi di yéeg gis ngeen ne les ouragans yi nga xam ne moom ngeen di gis des fois dañuy changer ouragan day jékki-jékki di jaar fenn xëy rek daal di changer donc il y a 2-3 ans ouragan Fred jaar booru caaro yi def foofu ay dégâts te la National Hurricane Center bi nekk fii aux États-Unis wax nañ ne depuis 1892 le mujjee jaar foofu vous imaginez 1892 le ouragan Fred mujjee jaar booru Cap-Vert ñëw caaro yi ñëw ci sur la côte là au Sénégal à Dakar léegi changement climatique bi moo ko indi il y a 2 ans nañ def attention ci loolu c'est ce qui s'est passé au Mozambique donc gérer ce prévoir moo tax la pertinence du canal vous faites le canal même si vous êtes surpris par des vents ndox mi dafay am fu muy jaar pour dem yoonam
au lieu bu amul fu muy jaar dafay envahir les habitations yàlla na ci yàlla musal Njawar loolu laa amoon lu may wax jërëjëf muy contribution bu ndaw rek jërëjëf bañ a dugg sax ci dans les détails du pourquoi de certaines propositions et pas d'autres loolu yëpp voilà ci revenir donc di leen jaajëfal ci déglu bi di ñaan ñu fekkee déwén yi gërëm Amadou Sy Diop amiin waay borom xam-xam bu mag la borom xam-xam bu mag am njóobeen la waaw am njóobeen la borom xam-xam bu mag la dinaa bëggoon naa sax mu bokk ci sunu panel bi ndeysaan mën na cee bokk de du ci mën a kii parce que genre technicien yi la ñu bëgg léegi di leen invité si domaine bu mu mën a doon bu ko defee yooyu ñu koy waxtaane am na ñeneen yu may waxtaanal et puis boole ko aussi loolu bokk na ci innovation bi ma bëgg a def mooy au niveau de chaque région ñu am fa ñoo xamante ne information bi nga xamante ne mainstream média yi du ñu ko génnee ñu koy am en exclusivité loolu bokk na ci lu luy liggéey dafa demandé nag ay moyens mais dinañ ci góorgóorlu lu ñu mën bu soobee yàlla di ñaan yàlla mu dimbale ñu fi soxna Rama loolu mooy maanaam solution boo xamante ne sunu mbokk moomu def na ko exposé bu am njariñ te li mu lay wax yëpp da ngay gis ne da koo teg ci xam-xam xam-xam bu wóor am na lu bari lu mu bàyyi nag waaw bu fekkee ne amul kenn ku ci bëgg a jokk dara xam naa ñu ngi 84 minutes ñu fas yéene tàqalikoo parce que 1h30 def naa laa bëgg ñu buñ ko ci yemee rek tàggal amul kenn ku nekk ci panel bi ku ci bëgg a yokk dara. waaw salaamaaleykum Abdou Khadre ak Siri bu dee an daa bëgg a wax na an wax ba pare ma jël jël. an waxal. jërëjëf ma ne ko jërëjëf sëñ Abdou Khadre. Ilimaani Njawar yi ay borom kilifa laa yore de man macha allah. soxna Rama ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Njawar. di la ziar bu baax waaye buya Diop ak sëñ Abdou Khadre. ñaari tuddi kay macha allah. oui donc du coup Njawar déglu nañu léegi waa ji intervention bi. kii mu bëri xam-xam ba. ngay am lu lay metti rek mooy que nekkite ñun amuñu état yoo xam ne am nañ volonté pour liggéey dëkk bi. dëgg la parce que état moom. mënuma lool du vocabulaire am. waaw waru cee bokk de. waru cee bokk surtout tey état boo xam ne tey nee nañ am nañ gaz am nañ pétrole tey. vraiment bëgg gaa yi lebal yu. volonté rek moo fi des. wallaay te foog naa ne war nañ mën yërëm askan bi. te soo gisee su tawee nu ñuy mel. man dafa mel ni gaa yi seen yaram yi du daw. wallaay soo gisee ñuy tongtongal ñii seen kër yi fees ñuy jël seen cin yi di ko teg ci ay kaw. birig non mais c'est que c'est vrai dafa métti quoi parce que man dafa mel ni ñoom amuñ yëg-yëg parce que on peut pas chaque année c'est le même discours chaque année c'est les mêmes visites ministre bi ñëw wax non mais il faut que loolu dañ ko war a dépasser te puis li waa ji wax dëgg la c'est capital gis nga su fekkoon ni su gémmi ñu tubaab la jógee suba gaa yi taxaw mais comme que c'est ay sénégalais la jógee ils vont traîner les pieds ba mu am sénégalais boo xam ne dina jiital benn tubaab su boobaa ñu def ko parce que damay dégg Serigne Boub da koy wax nee na am na ñoo xam ne dañuy taxawal fi ay société suñu bëggee mu dox dañuy ñëw fekk sax ñoom ñooy fay tubaab bi de waaw ñëw présenté ko mel ni comme tubaab moom société maa la wax lii waxoon nañ ko fii ci rajo bi fii yooyu yëpp wax nañ su ko gars yi su ko defee gars yi accéléré wala nga bëgg a gis président bi oui solo la benn baadoo la tubaab costume rek yóbbu ko Dakar muy prononcé rek léegi gars yi yóbbu la nga foo xamante ne boo gisul président bi di nga gis son proche. waaw wallaay et puis loolu nag dafa war a jeex. loolu dafa war a jeex te vraiment nit ñi dañu war a yërëm peuple bi vraiment liggéey pour peuple parce que seen existence peuple bi la. loolu il faut que ñu xam ko sans peuple bi duñu exister. donc du coup dañu war a mën a nag di taxaw si soxla askan wi nit ñi laajuñu leen ñu naan géej gi laajuñu leen leneen nañ def li nga xam ne moo war gis nga dëkk yi nga xam ne si lañ nekk kii soxna Ram wala Ahmad Diop du ma bàyyi tey fu mu nekk nii ici en France bépp père de famille boo xam ne am nga ay doom yu nekk école am na lu la état virel pour nga préparer sa ouverture scolaire imagine toi tey Sénégal nag su école di tijji
yaa ngi am problème te ñaata doom ñoo war a jàngi loo leen di jëndal fourniture léegi moom école publique waxatuñu ko lépp c'est privé donc vraiment le problème est tellement profond affaire corona bi tamit bon damay kii rek fu nekk dama fay laal affaire corona bi moom business la man damay faral di wax rek naan suñu paree seen film rek nañu wax Sénégal moom copie collé lay def en France ne première vague ñu ne première vague deuxième vague ñu ne deuxième vague man dem maa ngi si wax ak sam benn rek boo xam ne journaliste ma ne ko man ñu ngi naan sa delta ñun déjà on xamuñ sax la mooy coronavirus ba pare ñu naan delta ñu naan ñu lëlee on comprend plus quoi te li mu la waxoon dem sa njawar ñoom affaire yi business kese la gis nga dinaa la wax bi nag man daaw ba corona di soog a am dama jóge fii France 4 jours après gars yi tëj frontière yi xam nga mu fekk ma dem Sénégal demoon si Dakar bi jour bu mu waroon commencé ñu annuler Dakar bi léegi ñu tëjoon frontière yëpp bon ku nekk sa xel man sama xel nekk si na la war a ñibbee parce que boobu dañu confiné woon France dañu confiné woon dëkk yëpp quoi mais après si laa yéeg ni que Air France mu am ay vol yu muy doxal les lundis et les mercredis di yóbbu dañu waxoon dañuy yóbbu ay français pour di leen rapatrier suñu bëggee ñibbi mais après gars yi dañu si doon business parce que man dama fexe dem ministre des affaires étrangères jéem a renseigner est-ce que ñoom tamit préparé nañ pour les Sénégalais yi nga xam ne qui résident en France wala ailleurs ndax ñoom tamit organisé pour yóbbu leen tamit parce que su fekkee ni ñoo xam ne dañuy bàyyi seen fan wala seen liggéey arrêtul dañu war a dellu dem liggéey ñu ne ma daal ils n'ont pas eu cette information ma dem TFM def fa interview mais ba léegi gars yi dawaluñu ko pour dénoncer li nga xam ne moo xew comme man Air France laa jëloon ba may ñëw ma woowaa Air France ne leen man je dois rentrer parce que en plus il paraît que vous avez des vols spéciaux yoo xam ne ñi ngi dem donc man te da ngeen annuler sama billet balaa ngeen koy annuler da ngeen may yóbbu maa ngi waroon ñibbi le 12 avril ñu ne ma donc qu'est-ce qu'on peut faire mooy que donc tu pourras partir le 29 avril. ba tey baax na rek. waaw mais diggante bi dem naa si aéroport pour di tenter di xool su fekkee ne am na ñoo xam ne ñëwuñu man ma jël seen place. kon de waaru nga. mais xoolal ma dem fa ñuy fekk ñuy jaay ay billets ay 1800 euros. wallaay yokk ko dañ ko yokkoon. ñoo bon de scandale parce que nee naa leen écoutez yéen vous ne pouvez pas vendre des billets te ñun ñu yor billet ba pare te yóbbu leen ñu. wallaay. mais quand même kon ni ko Njawar di waxee des fois dañu am ay service de nègre ay nègre yoo xam ne dañuy def service blanc yi le chef d'escale dama su fekkee man rek tey doo yegg si avion bi. billahi parce que dama dénoncé li ñuy def man leen écoutez yéen vous en train de vendre des billets ñun ñu yor suñu billet ngeen annuler suñu départ. waaw waay loolu neexul te nga waaye xoolal après policiers yi gars yi ñëw suppléé léegi ne naa dem ne waa ji na ma baal su mu ko nee na ma baal ma voyagé man leen ko kon su boobaa ma jox ko dëgg dinaa ko fenloo su du moom mooy tax ma voyagé déjà man la wala nit ku ñuul nga war a baal nit ku ñuul parce que ñeneen mooy chef d'escale bi ñoom jot rek jaayam nañ jot pour vous dire que comment ñun suñu état yi ñu leen di manipuler pourquoi instant boobu bañ ko defee lu tax Air Sénégal tamit boobu defuñu ko pour muy yóbbu les Sénégalais yi nekkoon ay Italie parce que ñi nekkoon ay Italie ñu si gënoon sonn. Air Sénégal amoon ak ñoom problème nit ñi wër ko. bu ñëwoon ci beneen compagnie yi bu bokkul ak Air France soo bëggoon ñibbi instant boobu minimum tu vas payer 1500 euros pour billet retour. kay am nañu fa finalement ñenn ñi yenn businessman yi ñoom finalement empêché la ñu doon dem di voyager. te surtout boobu amuloon ay test PCR amul dara. dañuy dem dagg billet ñëw régler li ñuy régler après delluwaat. les Sénégalais toog fa pendant 4 mois 6 mois au Sénégal te yoruñu dara. wallaay yoratuñu xaalis moo leen jàppale si affaire boobu. traitement xamuñu ni ñuy def. wallaay donc vraiment gis nga le problème mu dëkk bi dafa metti donc nag ngal la ñi nga xam ne dañu bëgg yore dëkk bi nañu xam ne sur tout l'ensemble que ñu réfléchir sur tous les points sëñ bi génn li mu wax léegi parce que tey Sénégal problème inondation dafa war a nekk loo xam ne dañ koy c'est des mauvais souvenirs la war a nekk mais mënuñu chaque année ñu koy dund dafa doy baas la maa ngi jéggalu sëñ Njawar wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh jërëjëf Abdou Khadre
asalaamaaleykum Diop Ndiawar ak sama laka Rama Diagne l'Amazon waaw di la ziar sant bi rek nga war a changé ñu jub may ne xam nga di yow ma ne yow may ñu jàpp yàlla tey la tam xarit di wax rek ni maa ngi nelaw tëdd naa di wax naa Ndiawar comme que ma suñu kër la heure bi dap nañu daa yaa ngi naan waaye ñu dawal gaaw tëj man ba ma lekk sama cere résumé bu gàtt rek bañ a monopoliser daa am benn baat bu ma kontaan loo ci sa invité boobu nga dugaloon waaw Amadou Sy Diop nekk fii ci Amadou Sy Diop moom li tax ma kontaan ci moom dama ko déglu muy wax di wax dafa am loo xam ne bi mu koy wax sama xel mi ngi si mooy lan il est humble dafa wax ba pare daal ne am na ñu ma gën a am xam-xam yu fi nekk loolu mooy contradiction kon gis ngeen wax boobu dafa raar ci sénégalais jigéen am xam-xam ba ñëpp xam ne am nga xam-xam nga wax sa xam-xam ba kenn du la ko weranteel nga ne am na ñu ma ko dàq te nekk Sénégal lu tax duñu jël jéem a dëgg loolu dafa jafe Sénégal modestie boobu moo tax ma koy félicité ndax loolu lu jafe la Sénégal di wax nag ci coronavirus bi nag comme que nag man ndax maa dal ba ma xam ko ba feebar ba wér man naa see wax li ma xam ak lu ma xam wallaay xam naa ne daal xaw ma nëgëm am na yeneen feebar yu rey ak du rey waaye coronavirus man nga xam ne asymptomatique la man nga xam ne yàlla dafa def ne damaa bokk ci ñi nga xam ne xëy na seen yaram attan na ko xëy na du leen sonal yenn sonal yi dëgg la man mii rek dama daj bu fekkee ne noonu lay asymptomatique yi mel bu am nit ku amee dara lu koy dal feebar wala leneen bu ko dalee bu ko baalu it man dinaa ko comprendre man daal foofu moom mën naa see wax ndax man tubaab bi xool na ma ba ne ma yow mii kat affaire bi du la sonal jox wax bay bëgg a dee man faju wala damaa toog rek paracétamol rek laa naan ba wér kon xam ak coono bi ma daj yëpp man kon bu dee am na ñoo xam ne dañoo asma am na leneen bu leen fekkee foofu moom lam leen di dal moom ñoom doon ko xam nan ñaan yàlla mu gaaw fee jeex nan ñaan yàlla musal si képp koo xam ne am nga feebar buy dox sa yaram mu bañ laa dal amiin yaa rabbal aalamiin loolu moom ko ñaan di wax ne nag man du ma si sori ndax tey débat bi xam naa ne buñ si bëggee wax duñu sori di ñaanal ñëpp jàmm di kontaan ndax xam-xam rek lañ ko wax te bu xam-xam xasee ba génn warut fee nekk di wax leen jërëjëf di leen nuyu ba suba ak jàmm ba xëy na affaire bi gën a yaatu jërëjëf voilà cere yaa ngi lay xaar merci man damay tëdd di nelaw nii voilà bu suba dina neex bu suba incha allah ci jeudi bi à partir de 16h GMT mooy 18h ca Paris di midi ci New York ñun fii ci Californie mooy 9h du matin ñu télécharger application bi